mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen ponk yi la ca gën a fës bokk na ci jàngoroy Covid 19 tey jile ci alxames gi ci limu ko junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci test yu ñu amal juróom-benni doomu aadama ñu dellu si daal di ami jàngoro ji di Covid 19. daañu ci ànd ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi waaye itam daañu waxtaanee lu soxal wàllu dem beeg dikk bi xam ngeen nag li nga xam ne rek ñoom ñoo di chauffeur yi di syndicat bi ëmb liggéeykat yooye ñoom dañoo banque seen loxo niki démb ak tey jilee lu nu mel nag daal di am ay gàllankoor yu bare bari rawatina ci ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi ak ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi cay profito di borom Jakarta maani loole daa ngeen ci ànd ak Aïssatou Sow ci reportage bi ñu ci amal mbokk yi lii daañu ci toftal xibaar ñeel biti réew ànd ci Ramatoulaye Cissé li ci rikaay moo fas yéene dar képp yi li xibaar mbokk yi lii moo di ponk yi su ngeen taaxiloo tuuti ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi jàngoroy Covid 19 la ñu koy dooree foofee ca màkkaaru jëriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ànd ci ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye tey jile juróom benn ci doomu aadama ñoo dellu si daal di amee jàngoro ji ñu teewlu ko moom El Hadji Mamadou Ndiaye. Ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def. juróom benn ñoo ci positif yëpp ay communautaire lañu mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll te seen lim ni la tëddee ñeent yi ci Ndakaaru ak li ko wër lañ ko nemmeeku plus exactement ci département de Dakar ak département de Rufisque yeneen ñaar yi ci yeneen région yi kenn ki Bakel kenn ki Mbour ñu xamal leen toujours ci bilan tey bi amul kenn ki nga xam ne nemmeeku nañ ko dafa war a génn benn malade moo nekk réanimation kenn nag génn àdduna bésu démb benn fan démb mercredi mooy maanaam alarba benn fan ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na juróom-ñaar fukki junni ak ñett yu teg juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaar fukki junni ak ñaar yu toftal juróom-ñeent fukk ak ñett wér nañ si junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ci lalu hôpital yi ak malade ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi fukk ak juróom-benn malade. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu des hôpital ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. mu ngoog docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ca màkkaaru jëriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram mbokk yi ñu àddu ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi wàllu dem geeg dikk bi xam ngeen nag ni ki démb ci àllarba gi ak tey ji la alxames yi moo ko ñaari fan ci weeru décembre syndicat yi nga xam ne ñoo ëmb ñiy liggéey nag ci wàllu dem beeg dikk bi dañoo banque seen loxo lànk ne duñu liggéey yi lu nu mel nag daal di jur nag ay impact yu bare bari rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñi jaay ñi nga xam ne nag jamono ji daanaka dalu dem beeg dikk bi ginnaaw ba ñu ko dakkale daal dinay am ay gàllankoor yoo xam ne daal dina koy jur seen wàllu liggéey leeral li ñu ànd ceeg Aïssatou Sow. ñaareelu fan ci grève bu transporteur yi file ci Thiès daal dinañ koy toppandi bu baax a baax bu dee ni boobule situation mu ngi indil ay jafe-jafe yu bëri ñi lee di waay jëlkatu oto yi ñii di dawalkatu moto jakarta yi ñi ngi ci gis seen bopp ñoom ñi lee ñi ngi daal di gis client yi di gën a yokk waaye itam daal dinañu rek teg lu bëri ci njëgu transport boobule ñoom conducteur yu jakarta yi ñu taseel nag xamle nañ ni ñi ngi ciy gis seen bopp bu baax. moom boo xoolee feeñ na si dëkk bi sax waaye boo xoolee fi mu toll nii ñun ñu ngi siy gis suñu bopp parce que ñu ngi yàpp ay clients d'ailleurs di leen yóbbu ay jam ñaajo di leen yóbbu ay sibi xombal fu ne ñu ngi fay dem waaw boo xoolee tamit liggéey bi moom vraiment ñun gis nañ ne mu ngi dox boo xoolee ñu ngi yàpp ay clients fii di yàpp client Dakar di yàpp di dem xombal di dem fu nekk di yóbbu clients yi di dem ak a ñëw
grève bi daal amul impact ci suñu côté ñun parce que ñun ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax quoi peut-être impact bi buy am mi ngi am ci yeneen ñi nga xamante si ni voyageurs yi nga xam tàmmuñu yéeg moto tàmmuñu déplacé wu ak moto mais ñi nga xamante si ni yàgg nañ ko jël moom amuñu ci problème am na it ñoo bari ñoo xam ne daawuñ jël moto mais grève bi tax na ba ñu obligé di jël moto daal. kon yéen a ngi gis seen bopp ci. waaw ñu ngi ci sant yàlla ndànk-ndànk. mu ute lool ak ay ñoñam Mamor di ñu xamal ni moom bi lee gisul benn coppite ci liggéeyam nga xam ni grève boobule moo ko waral. ci man boog amul benn changement ci man maanaam li ma daan def moom laay def ba tey yëpp client dem ñëw loolu laay def ba tey wax dëgg yàlla. demande bi yokkul. non pas tellement yokkul su mu nekkoon daal wax dëgg yàlla man foofu la nekk ci man xaw ma ci kaleen mais ci man moom foofu la nekk dëgg yàlla. cadre unitaire bu syndicat yu transporteur routier yu Sénégal moo daal di rek amal ab grève tàmbalee ko démb ñoom ñi leen nag ñi ngi ñaawlu yokkute bu ñu nemmeeku ci njëgu carte grise bi nga xam ni daal dinay jugee ci junni ak ñeenti téeméer dem ci juróom-ñetti junni ñoom ñi le sax ñi ngi ñaawlu itam condition yu métti yi nga xamante ni ci la ñuy liggéey ak tracasserie yu bëri yu ñuy daal di jànkonteel ci yoon bi. mu ngoog ci loolee sax la ñuy desandi ci wàllu dem beek dikk bi xam ngeen nag ñi nga xam ne ñoo di Jakarta maa ni jamono ji ñoom it seen mbir daal dinay dox ndax taxi yu bari fi mu ne nii daanaka ci ñaari bés yi dawuñu tax nag ñoom fi mu ne nii kenn ku nekk loo mën a profité yaa ngi koy def ngir mën a am loo mën a yóbbu sak njaboot ñu teewlu ñoom ci kenn ci ñoom kàddu yi nga xam ne daal dinañ koy dénk Fat Fall. waaw kaw na métti nag ndax xam nga foo xëy di fa wut dépasse boo xëyee benn jour mu taxaw day métti waaw démb ba léegi fii garage bi def wenn trop te ñëpp dañuy ñëw fii du ñun kese jaaykat yàpp yi nañu jaay même xaal sax clémentine tout ça lépp la ñuy jaay fii ñu bari ñoo dund si garage bi li ma la moo ko mën lim la ko mën a waxee daal moo gàtt grève bi war na gars yi war nañ ko xool mu teel a jeex ndax day sooxal liggéey bi bu baax a baax te gars yi Sénégal yi xam nga bari wu ñu doole ku nekk boo xëyul doo mënoo reer wala boo reeree doo mën a ndikki boo xëyul daal maanaam doo am dara waaw si seen xëy daal la ñu mën a dund moo tax daal gars yi war nañ si taxaw teel mu arrêté. ñu ngi sant yàlla vraiment lii moom arrangé wuñu mais en tant que lii la ñu am dañ ciy jàpp rek mais client yi ñu ngi ñëw ndànk benn par benn mais nekkul comme l'habitude client yi ñëwee lu bari mais ñu ngi vraiment client yi ñëw benn par benn mais kaw mi arrangé wuñu vraiment bu l'état mënoon arrangé régler situation yi moo ñu gënal parce que lii moom vraiment gis nga garage bi kenn newu fi ñu ngi fii depuis 4 heures ba léegi man 4 heures laa fi dugg ci garage bi 4 heures du matin ba léegi mais saa yi daan naa jaay au moins ay 100 000 75 000 mais tey fi mu nekk nii depuis ma ba léegi jaayuma saa 10 000 francs yàpp baa ngi ni pousse baa ngi ni fees dell mais jaayuma ko d'abord parce que client ñëwul. métti na trop carrément difficile vraiment métti na fu métti ba mënoon yem rek presque weesu na fa mais ñu ngi sant yàlla parce que duñu toog ci kër gi parce que lii la ñu am ay borom njaboot lañu ay aussi dañuy daw pour quotidien pour li ñu xam lu ñu dundal suñuy waa kër loolu moo tax duñu toog mais vraiment situation bi moom métti na. ñu àddu ci leneen mu soxal wàllu politique ak Omar Badiane di candidat bu coalition ak liggéeykat yi ci commune Thiès Nord doon na amal nag meeting d'investiture boo xam ne daal dina yëkkati ay kàddu ginnaaw programme bu am solo bi mu jagleel askanu commune bu Thiès Nord moom Omar Badiane ñu teewlu ko ci kàddu yi mu dénk El Hadji Mamadou Ndione. parce que fi leen juddoo fi leen yaroo fi leen jàngee suñu diplôme fi leen amee Sénégal fi leen yàlla may suñu teraanga ñu bokkoon nit ñi donc loolu la ñu ñëw am yéene pour ànd ko yéen pour dellu leen jukkal pour jéem a ànd yéen liggéey Thiès loolu moo tax ñu formé parti politique pour avoir des ambitions présidentielles ñun nekkuñu parti boo xam ni nekkuñu candidat boo xam ni nit ñuy tànn ba candidat boo xam ni da nga ñëw dajale ay nit pour keneen xam loola naan la toogal ba defar ñun du loolu ñu doon ñëw jox suñu kàddu population bi pour demander population bi ñu wóoruñu ñu liggéey bu ñu wóoloo entraîné ñu liggéey dëkk bi pour ñu def ñu ko métier mais bu ñu wóoluwul nag ñu dem def suñu liggéey te defe naa li ngeen ñu woon si terrain bi teeruñu ko yaakaar na ngeen ñu wóolu au soir du 22 janvier 23 janvier defe naa yàlla nañ may ndam maa ngi gërëm population bépp di leen sant di leen gërëm xam ne kontaan naa bu baax a baax a baax mes alliés gërëm naa leen am na suñu responsable yoo xam ne da leen fàtte tudd mu demee Nicolas Cheikh Nicolas ñu ngi lay gërëm baax Sadibou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax te man gars yi xamuñu leen mais c'est des hommes de valeur yoo xam ne kii moo nekk Conac moo nekk Tapon Nicolas mu nekk ngeen séeréer xam ngeen ko il est sur la liste nekk enseignant ñëpp xam ko
gars yi fàtte ko tur ñu ngi excusé su leen gars yi tudd Nicolas je gis naa li ngeen liggéey xam naa ko maa ngi leen di gërëm di leen sant. mu ngoog mu nekkoon Omar Badiane candidat ca commune Thiès Nord mbokk yi ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biir réew mi daan di ceeg Fatou Kara Gueye. ñu tàmbalee xibaari biir réew mi ak président Macky Sall jël na ndogal sant gouvernement wam ñu def su seen kent kàttan ngir dina doo alalu retraité yi gën a ñonk ngir loolu am dañoo yokk 10% ci seen payoor ci jiixital at mi ñu nekk ñu toftalee ko ci lu jëm ci wàllu grève beeg dem beeg dikk bi ñu ngay wëyal fii ci réew bu Sénégal loolu jural askan bi ñàkkare bu rëy noonu de ki jiite wàllu dem beeg dikk bi ci réew mi waxtaan nañu démb ci télévision nationale waaye ba tey dawalkat yi yàbbeeguñu lu ñu ànk loolu war nañ ci ñaari fan ci seen grève bi dooree ko ci li ci démb directeur dem beeg dikk bi ma ngay xam ne donte déggooguñu ci ay kàddu ma nga leen ñaan ñu ànd ak dal te dimbalee askan wi ñu jeexalee xibaari biir réew mi ca Parcelles Assainies kuréel bu yow wàllu aar doxalinu way xarala yi te bokk ci police nationale teg na loxo ci lu toll ci ñaar fukki defkatu ñaawteef ci diggante cité Fadia jàpp Parcelles Assainies bokk na ci ak doomu sénégalais di ab informaticien bu wuyoo ci turu TH Yad ak it benn guinéen ak fukki ak juróom-ñett nigérien carte yu ñu yoroon la ñu doon jëfandikoo ngir ubbi tey jariñu compte Orange Money ak Wave ci turu jàmm ba jaaxaloon liggéeyu policier yi ngir ñu teg leen loxo gannaaw ga la élément commissaire Kandé yi wàcc ci seen kër yëpp ba fekk fa photocopie gouverneur bu Ndakaaru ak fausse licence yu taxi ak fausse licence yu footballkat professionnel li leen ñu indiloon seen xibaar biir réew mi. mu ngoog sant ko gërëm ko Fatou Kara Gueye mbokk yi ñu tàbbi ca la soxal biti réew ànd ceeg Ramatoulaye Cissé. ñu tombali xibaar bitim réew yi ak lu soxal variant bu bees bi di Omicron ki nga xamante ne mooy le secrétaire général bu ONU di Antonio Guterres ak secrétaire général bu Union africaine di Moussa Faki Mahamat daal dinañ ànd ñaawlu tëj yi ñuy tëj frontières yi ci dëkk yi nekk ci Afrique australe njiitub ONU ba daal dina ñaawlu xamle ne Afrique dañ koo bodd ci li jëm ci jotee vaccin yi ci lu soxal mbas bi di coronavirus rax ci dolli ñu daal di nërmeel koomu Afrique xamle na ni jamono ji aajewul di tëj frontières yi mën nañoo voyager te di sàmmanteel digle waa kër docteur. démb ci mercredi bi moo nekkoon bés bi ñu jagleel xeexum sida ci àdduna wërgal këpp organisation mondiale de la santé daal dina xamle que ni fanweeri million ak juróom benn ci ay doomu aadama ñoom daal ñooy dund ak jàngoro boobee di sida waaye réew yi nga xamante ne foofu la sida ëppee bokk na ci Afrique du Sud Côte d'Ivoire Nigéria ak it réewum Kenya réew yooyee nag ci atum 2020 ëmboon nañ ci lu tollook 1 million ak juróom benn ci ay doomu aadama yoo xamante ne ñoo ngi dund ak jàngoro boobee di sida ci xayma maanaam 0,5% ci population africaine bi. ñu jeexalee xibaar bitim réew yi ak cour de cassation bi nga xamante ne dafa daal di dàkk bépp recours procédure bu président ba woon di Nicolas Sarkozy déposé woon ak it ay àndandoom ci lu soxal tuuma yiñ ko tegoon ci wàllum financement bi nga xamante ne waa Libye ñoo ko joxoon pour mu mën a amal ay campagne am ci atum 2007. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire daal dina dëggal enquête boobee mbokk yi li moo nekkoon seen xibaaru bitim réew. Ramatoulaye Cissé sant ko gërëm ko ci xibaar yi ñeel biti réew mbokk yi wàllu tàggat yaram ñu ànd ci ak Ndeye Coumba Fall. ñu tombali xibaar yi ñeel tàggat yaram ak Aliou Cissé moom nag dafa am ay njàqare ci gaañu yi nga xamante ni Kalidou Koulibaly daal dina koy am sa match ba nga xamante ni doon nañ ko amal sa Sassuolo Napoli àllarba bi ñu jógee international sénégalais ba ca Naples dafa daal di génn terrain bi ginnaaw ba mu amee ay gaañu ci tànkam loolee nag daal dinay yokk gayndewu Aliou Cissé ya nga xamante ni ña nga sa infirmerie ba Kalidou Koulibaly nag ginnaaw ba mu joué sa match ba nga xamante ni dañ
see daal dee woon témboo ñaari bal ci ñaar daal dinay génn nag terrain bi ginnaaw ba mu amee ay gaañu ci tànkam moom nag dafa daal dee toog ba ci yàgg daal dee daanu ci terrain bi loolee nag daal di tax ba ñi nga xamante ni ñooy personnel médical bi ñu daal dee daw rek ngir mën koo dimbali. ñu toftaleeg làmb CNG nag nee na dina def lépp la ca war ngir mën a teg ay daan ñi nga xamante ni ñooy def ay ñaawteef ci biir arène nationale ba ginnaaw ba nu jógee ci ñaawteef ya nga xamante ni defoon nañ ko ci arène nationale bi CNG daal dinay jël décision ni daal dina def ay daan ci ñi nga xamante ni ñooy def ñaawteef yile àllarba bi ñu jóge nag comité national bu gestion de lutte daal dinay xamle ni ñii nga xamante ni ñoom ñooy def ñaawteef yi nanu sàmmonteeg seen jëf ba nu yóbbu leen ci kanamu yoon. CNG itam nee na dina def lépp la ca war ci mbër ba nga xamante ni supporteram yi wala fansam yi wala ñëkk gunge ñoo def ñaawteef yi ni mel. nee na itam li nga xamante ni dañ koo tabax ngir mu jariñ xale yi si wàllum sport te nga xam ni dañ koo tabax suñu biir dëkk warul nekk ndajekaay ngir nit yu bon yi di fa daje di def ñaawteef ak di yàq saa suñu jugee ci bisub làmb. ñu jeexalee ko football ca Guinée fédération internationale bu football daal dinay teg daal benn comité de normalisation ba nga xamante ni fédération guinéenne bi lañ ko tegal mu war a dem ba weerum juin 2022. loolee nag la ko waral rek mooy football guinéen bi daal di mën a nekk ci yoon ndogal yooyu nga xamante ni teg nañ ko dina mën a tax daal ñu mën a dem ci élection yu bees daal di gunge équipe nationale bu góor ñi ñu mën a dem ci Coupe d'Afrique des Nations bu Cameroun daal di leen dimbale itam ñu mën a waajal daal. mu ngoog sant ko gërëm ko Ndeye Coumba Fall ci xibaar yi ñeel tàggat yaram mbokk yi ñu jeexalee xibaar yi li ëttu kër yéenekaay yi xëy tey jii dëxiñ seeni xëtu njëkk ñu ànd ci ak Roqe Mbengue. mbokki dal leen ak jàmm ñu dooree seen xibaaru yi nikaay yi ak lii di l'observateur l'Obs ca ñetteelu page ba ñii di suñuy nattango ñi ngi ñu yëgal ne ni li nga xamante ni moo di 24 décembre bi ñu jëm mu mel ni rek loolee la ñu bëgg def li nga xamante ni moo di dawal train express régional bi waaye nag dañ koo fas yéene décalé maanaam daal dàqaat ko ci ay bés ndax nag kii di chef de l'État di Macky Sall moom daal moo ne da koy dàq rek ci lu ndaw lu toll ci altine yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ngir mën a rek daal def inauguration bu loolee nga xamante ni moo di train bi. ñu jàll ci grève ñi nga xamante ni ñoo di dawalkat yi fii ci réewu Sénégal mu mel ni rek mouvement bi ñu bari daal nañ koy suivre waaye nag indil na jafe-jafe ñi nga xamante ni ñooy faral di dem ak dikk waaye nag ay perte yu bari la indi ci wàllu koomu réew mi mu mel ni rek nee nañ grève bi dekk na loo nga xamante ni daal dinay laal ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ndax it oto demul oto dikkul lu jëm ci wàllu taxi yi njaga njaay yi car rapide yi tata yi taxi clando yi gisuñu leen lu daw ci tali bi mu nekk loo nga xamante ne daal askan wi jaaxle na ci waaye nag ci wàllu perte ci wàllu koom gi daal nañ ko ciy gis bu baax a baax. ñu jàll ci 24 heures dikk na ci wàllu dàq gi nga xamante ne dàq nañ ko bile di lu bari yoon ci lu soxal wàllu teg Barthélémy Diaz ci diggante la ñu rayoon kii di Ndiaga Diouf mu mel ni démbit woowaat na ne kooku di Barthélémy Diaz fële ca chambre correctionnelle waaye nag maire Mermoz Sacré-Cœur bi ginnaaw ba mu demee wuyu ji daal nay gis ne daal kenn attewu ko moom daal la mu gis ne moo di mbir mi du am mujj. ñu jàll ci l'évidence foofee nag ci ñetteelu page ba ñu nga dikkati ci grève ñi nga xamante ne ñoo di dawalkat yi fële ca Vélingara mu mel ni ñu bari daal la ëpp ca dawalkat yi daal nañuy wuyu li nga xamante ni moo di woote grève gi ba tax na daal syndicat bu transport routier yi daal nay kontaan lool ci li nga xamante ni moo di jëfalin gi waaye nag lu soxal wàllu gare routière yi nee nañ daal lenn rek ci ay woto la ñu gis rek ñu daal di fay taxaw waaye taxul sax ñu daal départ mu mel ni rek clients yi jaaxle woon nañu ñoom ñi nga xamante dañu bëggoon wajaase ba tax na daal xamuñu fan la ñuy joxe bopp ngir jaaxle gu ñu jaaxle ci problème bi nga xamante ni moom moo am jamono ji te kenn indiwu ko lu dul chauffeur yi ak transporteur yi. ñu jàll ci Grand Place foofee nag ña ngay yëgle lu soxal wàllu ko rek trafic de visa yi ni kat kili di Thierno Diallo moom nag daal nañ koy bàyyi mu daal di moom boppam kili di kilifa ma nga des ca bërëbu làqukaay gi di prison nga ndax nag nee nañu bu fekkente ne Thierno Amadou Diallo daal nañ koy bàyyi ni ki démb ca ba ñu añee benn noppi gis nañ
nañ ne daal kilifa ma nga des ca prison ba ñoom ñi nga xamante ne ñoo di membre mouvement bi jaaxle lool nee nañ daal fi mu ne nii la ñuy ñaan moo di ñu bàyyi seen kookee nga xamante ni moo di kilifa ndax i tamit buñ ko deful ñoom àjjuma fas yéene nañu maanaam bu yemook fukki fan ci weeru décembre fas yéene nañu wàcc ci mbedd bi daal di wane li nga xamante ni moo di naqar gañ ca am te nag bu ñu weesoo lool dinañ jàllaat ci beneen vitesse. ñu jàll ci direct news ñun daal di waxtaane wàllug li nga xamante ni moo di ubbiteeg aéroport bu Cap Skirring bi ñu fas yéene def ni ki juróomi fan ci weeru décembre na fas yéene da def li nga xamante ni moo di bàyyim roppalaanam bu njëkk mu daal di naaw jëm ci jaww ji waaye nag nee nañu daal loolee dina tax rek defar gi nga xamante ni defaraat nañu barab yu ni mel dalal lu toll ci 192 touristes yoo nga xamante ni dañu bokk ci ñay jàll ci compagnie Transavia. ñu daal jàll ci critique foofee nag waxtaane nañu mbiri Barthélémy Dias nee nañ nag bombe à retardement lañ ko mën a tuddee ndax ñii di wàllug yoon dafa mel ni daal fi mu ne nii dafa am daal yoonum dem ak dikk boo nga xamante ne daf cee taxawandi ndax it seen doxalin yéex na lool ci wàllu kàtte gi ba tax na daal nee nañu ñoom daal dafa mel ni rek ñu jël ay garab di ko dagg ci suufaay tànk ci ñenn ñi nga xamante ni daal ñoom dañ leen a war a àtte te amul. ñu jàll ci li nga xamante ni moo di stade foofu nag ñu ngi yëgal ci wàllu CAN 2022 gi ne nag Sénégal wala rek lu soxal gaynde yi am nañ ay jafe-jafe ndax it fukk ak ñeent ci ñaar fukk ak ñett yi nga xamante ne daal war nañoo bokk ci jongante yi ñoom nag dañoo am ay gaañu ñeneen ñi ci des sax out lañ leen tuddee maanaam bokkuñu ci ñi nga xamante ne war nañoo mën a yegg si Premier League gi nag City ak Chelsea daal nañuy am ndam mu mel ni ci wàllu Ballon d'Or africain bi it 2021 stade waxtaan na ci France Football ndax dafa daal di daal am lu mu teg ci Edouard Mendy te kenn yëgu ko loolee daal nekk na am laaj ju ci sant mbokk yi di leen ñaanal kenn du lu ci am. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jërë ngeen jëf.